suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee. Yeah, dëgg la suñu dëkk la ñun ñoo ci war a taxaw kaatong ba pakaw koy na dem ba bakaw na ku ne participate flag bi naaw sa kaw xewal yi taw amu dellu gannaaw waay suñu di gas ñe di suul dara du mun a kulbul bale sa kër jël mbalit sànni si mbedda bi magum jëma yoral loolom seben si mbedda bi public smoking ak yeneen xeetu pollution feyal sa cigarette bi yang ma pollution bushfire bi bëri na nit nañ solution deforestation war nañ di ko moytu comme Yankuba Sahong kana yiroli kuntu ana patriot si ñëw leen ñu gën a all out. Rainy season is always a problem in certain areas in the Kanifing Municipal Council. Abukonema is no exception. The residents and natives have outlined their frustration as the heavy downpour is destroying their main routes. That is their movement of people to the strategic areas like the Abuko market, the schools, garage, that is the truck garage, and even their way to the cemetery. Man may Salif Sané tolof bu ñu dee am dafa rëy parce que tolof bu ñu doon amoon paaxu bi dafa dajaloon saleñ bi si kanam fale ñu am tolof yooyu ñu bugg a ñu indi soobul bi ñu mu gas foofu mu gasee sax bu ñu xamoon duñu ko indi mu gas because mu ngi yaaxu paaxu bi gis nga paaxu bi lu mu yaatuwee nii léegi kër yi sax mais yaaxu mu ngi gën a os because léegi fii saleñ la nekkul poto nga xam ne dafa dëgg léegi saleñ mu ngi daanu kër yi fence yi daana fence yi sax am kanam si kanam tax fence yi ñu ngi daanu mais da ngaa gis ne léegi nii jagal pax bi nga xam ne si nawet neexut saaku yaa ngi nii dañuy sol gox bi dañu dee sol ñu bare yoon bi ñu yóbbu léegi ci amal lu ma la wax nii tolof bi mu ngi gën a os mu ngi gën a yaatu because pono yi bu ñu leen defoon si kër yi ñu ngi daanu fence yi ñu ngi daanu suma mbokk léegi bu bii jéenee rek da ngaa gis ne fence bi dafa daanu léegi government da ngaa gis ne ñun suñu doolee mooy government looloo tax ñu mun a wax lu nekk si ñun kuy fay naama yow sa dëkkuwaay bu ñaawee jar nga taxaw nga wax government tamit dégg ko ñu gis ko si télé ñu gis ko lépp pour ñu xam naka la ñu war a saafaree ibul adama ñu nekk si pax bi lu ma taxawee si pax bi nii dafa gën a xóot ba bi bu ma dëkkee fii xóotul comme ren noonu mais gas bu ñu gasoon pare léegi hôtel bi dafa sérieux ba tey ñun bu ñu waxee nañu wéeru si government ñoo am doole fii ba after nawet ñu mun nañu def canal bi nga xam ne bu taw bi tawee rek mu continue comme exemple Banjul lu mu mel nii rek moo gën di ko depuis ndox mu dee jógee Ulingara marché lu mu sulpe ni ba fale Buruwa mu ñëw ba Tabokoto yëpp si benn pax bi parce que government bi yoon Brikama moom defar nañ ko mu baax mais pax bu nekk pax la ñu def pour mu war a ñëw fii léegi da ngaa gis ne Johnson bi état bu nekk fale si Abusi pax bu nekk pom bu nekk si Abusi ak pom bu nekk abu ko Kankurees ku fale yoon Kankurees yow yëpp fii lañ day daje loolu tax ndox bi di am doole garage si moto mag yi yëpp ndox bi si fii lañ day daje moo tax fii si I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. Yakara som Aissafi Jammeh te finto jaami te lubu ja fang muri parce que andi pe commencé wan beto unjom ni gedi du sembo yoko betre ban pak yoko burunga bu mino leti may mi ngare gole mi li man te loro ja pi jaw man te leti jaw problème e kala non mi yo o non bugala bo lu bajumi no mamma sakunda fana rembe no li muli po pour di bugala bo parce que uru let ngonu rokoro man kam mo bagita at ambabe ambi tabala bu finte anon sani be tabala bu gaka man ku rokoli rungaw handen si lupe sireli wuli misa ko yeto ku rok bare di ku kesoro li melamu mamu jaw
kare to ansumana ba je bu gone ma te lubu jaat yekeri numor jike ka fata ku karje yo fanka bo fato tu baya mela mbay fute ma ku rambe no kanene ak mela mu wala mu tax mu gaane finto jaanu woni numor du gara bu tu bo ko no boy mu mela mom rek simi taw c'est tout bay tu duga fu jam fam yokulo simi soni fu tinki ndi ci veyi My name is Omar Koli. I am the support chairperson of Abuko Nema. And the reason why we are here today because we really want government to help us in order to move away from this issue. Rainy season is always a problem in Abuko Nema, looking at the natives, the way they suffer. Last year or year before last, there were flooding all over the place. But this year, we decided to call a bulldozer or a shovel to come and then dig a waterway, which will surely help the water to move within the village. But the main issues or the main problem why we people are suffering, it is because of the two main bridges that are built at Abusi Johnson and then the other one at Abuko Upper Basic School. So the only thing that we want now, if the government could help us in either two ways. One, the government can solely help us to build a drainage system from the main bridges that are on the main highway that stretches to the Bolong in Abuko. Or the government can still continue the drainage system that is in the two highways, that is in the Brikama Banyun Highway, so that the water that moves from Wellingara, Taboko to Fajikunda and Abusi will slowly move into that well and then go into that drainage system and then move into the bridge that is around Lamen End. So basically these are the main issues. That's why we are facing some of these challenges. The natives of Abuko are really suffering. They are really suffering, and then they need the intervention of the government so that some of these issues can be solved. Because living in an environment or living in a community wherein whenever it is rainy season, most of the natives move away from their homes to look for a place where they will settle. So I believe if the government is hearing or is seeing what we are trying to do as youths of development, I believe they will surely come to our aid. If not our parents, it will be very difficult for them to move away from this poverty line. So on that note, I thank you all.